les ziar ñëpp ñu ànd ak RFM di leen ñaanal jàmm yi sàkku ñaan ci ñëpp xibaar yi ak rëccuk Baye Modou Fall Boy Djiné daan ya tàmbali daanu ca kaso ba ca Liberté 6 camp pénal ga mu rëccee directeur camp pénal gëwoon ba fii jëlee nañu ko fa Baye Alé Conté ci xibaar inspecteur Oumar Diop mi nekkoon ba fii DRH administration pénitentiaire moo ko fa wuutu tournée économique bu njiit réew mi président Sall doon amal ma nga ca tëj na ko démb ca diwaanu Saloum daal di nemmeeku chantier bi nga xamante ni moo jëm ci yaatal bërëb ba plan yi war a teere ca kawoon ca Kaolack ay romb ba fa moom njiitu réew mi daal dina dalal xelu ña nu laal seeni dëkkuwaay wala ña sance woon ca fa ñu war a yëkkatee woowu waskan ay bés bii di ñëw dinañu jot incha allah ci seeni ndàmpaay sàkku na ci maireb kawoon it mu taxaw ci jox leen terrain yeneen tiis woon ci génnuk àddina ñett ci liggéeykat yu groupe tasam xibaar gi di leeral tey néew yooyu bàyyi ko ci hôpital principal ab Ndakaaru ngir ku ca ne ak rob ca fa mu fekk baax Abou Mamadou Sy ca Podor Yoro Diallo ca Ziguinchor Ousmane Ndiaye ca Touba Mbacké tali bi ak ay jéeyam ba tey ak accident bu amati ca démb ci fi nga xamante ni mooy diwaanu Saloum am na ca ku faatu juróom-ñaar ñu ami gaañu ñaar ña sonn lool ci accident boobe daal di am démb ci technique bi Abdoulaye Diop. Abou Mamadou Sy dañ ko jébal boromam ca Podor bu groupe leeral waaye it Yoro Diallo ca Ziguinchor Ousmane Ndiaye ca Touba Mbacké ñoom ñett liggéeykat yu groupe leeral ci pàttali ñu ngi faatu ci accident jamonoy tournée économique bu njiit réew mi doon amal ci gox yenn ci Sénégal àllarba ji nu génn kon la daal di am tiis woowee ñu fàttali ni tey ci suba la levée du corps bi ci hôpital principal bu Ndakaaru laata ñu leen di jébal seen borom ñuy dellu féddale ko yeesal sunu njaal sunuy naatango yu groupe leeral seen njiit rawatina Dame Dieng wàllu tiis ba tey démb accident bu am kenn ku ca faatu juróom-ñaar ñeneen am ay gaañu-gaañu ñaar ña sonn lool bus la boo xamante ni diwaanu Kolda la jóge woon ci xibaar booy tolloo Gamboul ca commune bu Thiomby département bu Kaolack la tiis wi amee Baye Modou Fall Boy Djiné moom ak rëccam ca camp pénal bana fay njeexite bokk na ci jëlegun fa jële njiit la fa woon ba fii ak it ak remplacé am Oumar Diop mi ne woon ba fii DRH di directeur ressources humaines bu administration pénitentiaire moo ko fa wuutu moom Sëñ Konté leeral li Hadj Ndiogou Diène ñaari fan rek gannaaw bi Boy Djiné rëccee ca kaso bu camp pénal dimanche ci fajar gi njiitu kaso boobu daan nañ ko fay jëlee moom contrôleur administration pénitentiaire bii di Baye Alé Conté ñu tekkee ndombal tànkam ki ko fa wuutu di Oumar Diop newoon ba fii chef division ressources humaines bu administration pénitentiaire jamono jooju nag moom Oumar Diop jébbal ressources humaines ab soxna di Rose Sarr nekkoon ba fii ca division de la sécurité pénitentiaire dogal yooyu nag ministre de la justice maître Malick Sall moo ko jël gannaaw bi ñu jeexalee enquête administrative jëm ci rëccug Boy Djiné googu nga xam te ne fañ ko dencoon mooy quartier de haute sécurité bu camp pénal di béréb boo xam te ne kaaraangu mat sëkk moo fa am ñu bëri nag ak njorti ne dafa am ñu ko dimbali ci garde yi tax moom Boy Djiné mu mën a rëccati ci kaso di loo xam te ne ay yoon am na jamono jooju nag kii di Baye Modou Fall ñu koy woowee Boy Djiné ñi yor kaaraange ci réew mi ñu ngi koy wër bu baax a baax moom sax def na interview ak groupe E-Media te nëbbatuwul làqatuwul feeñ ci télé bi Boy Djiné ne li waral mu daw dafa gis ne injustice boo xam te ne justice bu Sénégal dañ ko tekk ay fan rek laata mu doon rëcc Boy Djiné doon na amal grève de la faim di xiifal ci kaso bu camp pénal ngir sàkku ñu atte ko tey fi tey sax moom Boy Djiné nee na noppi na dem ci tribunal wuy ji bés bu yoon jàppee bés buñ ko war a atte. RFM rajo askan wi. tournée bi président Macky Sall doon amal boobaak léegi ci gox yenn ci diwaanu Sénégal mu ngi ko jeexale ci diwaanu Kaolack bokk na fa ci ay yëngoom démb dalal xelu ñi nga xamante ñoo dëkkee fa nu war a amalee ay chantier yaatal aérodrome bu diwaanu Kaolack lu jëm ci wàllu seeni ndàmpaay dig na leen ak pay ay bés bi di ñëw sàkku it ci maire ba bu kawoon mu wutal leen terrain yeneen Ibrahima Diamé. booru 21h ci guddi la cortège yu président Macky Sall daal di yegsi ci aérodrome bi nekk en chantier bu kawoon ci accueil ba nag amoon na ñenn ci collectif njaboot yi nga xam ni dañu tojoon seen kër yi bi ñu yaatal aérodrome bi de président de la république xamal leen ni nag dana leen andi seen ndàmpaay ni mu gën a gaawee. Et je leur ai donné la garantie qu'au plus tard la semaine prochaine. man mi maa leen garantir ne gën ka yàgg semaine prochaine daañu leen jox seen ndàmpaay te bëgg naa tamit ki nga xam ni moom mooy maire kawoon mu jox leen itam ay terrain bu ko defee mën a gaaw a tabax am fi ñu dëkk. Que cet argent, ces indemnités puissent servir à
reconstruire des maisons. juróom la ñu woon ci membre collectif u téeméeri famille ak juróom fukk yi nga xamante ne ñoom la ñu impacté juróom yooyu de kon ñoom la président taxawaloon di waxtaan ak ñoom lu yàgg bi président dafay annonce boobu li nag seen kanam yi fireeku nañ lool Aji Faye kenn la ci ñoom. déglu nañu bu baax tontu nañu lu sedd suñu xol waaw loolu lañ doon xaar ci moom c'est tout ce qu'on attendait de monsieur le président mooy fajkati soxla yi ñaanal nañ koy nu nit. le président de la république daal di xamle ni nag am na satisfaction bu baax a baax ci liggéeyu aéroport bi la bi mu fa jógee nag daal dinay jubal Medina Baye ki nga xam ni moom mooy xalif bi di Cheikh Mahi Niass dalal ko mu xamal ko ni nag dina def kémt lay kattanam pour jàppale ko ci projet agricole yi nga xamante ni xalif bi jublu na ci bi mu fa jógee daal dinay wër kër kilifa yi diine yi fii ci commune bu Kaolack dem na Léona Niassène dem Léona Kaneen jeexale nag tournée bile ci Touba Ndorong Ibrahima Thiamé Kaolack rajo Futurs Médias. jërëjëf Ibrahima ñu waxtaanee wàllug suuf sa ca Dougar ak réeróo ba fa boobaak léegi entreprise bi di Peacock ñoom nee nañ duñ daal di teg ci suuf mbir ma seen suuf ca Dougar googee ndax dañoo jëlee engagement ak ay privé ci wàllu tabax gi ñeel yi dëkkuwaay dal dinañu kon baaxee bawagum seddee fukk ci hectare ñu ne am na it ay spéculateurs njublang yoo xamante ci wàllu suuf danoo jox ñeneen suuf sa ca muy seeni yos ciy leeral Makumba Bey. direction générale Peacock nee na du dellu ginnaaw te du wàccee suuf si waa Dougar ndax ñoom ñoo am dëgg lañ jàpp te itam suuf soosee lu ci bëri fi mu ne nii jaay nañ ko ba noppi war a tabaxal ay kër ñiñ ko jaay jébbal leen ko Seynabou Sylla Sy mooy directrice juridique bi. pour ñu bàyyi leen foofu dina xaw a métti parce que engagement yu ñu jot a jël déjà ak muy ak suñu ay partenaires muy ak ñi ñu ko jaay contrat yu bëri signé nañ ko ba pare ci cadre boobu. donc tey bu ñu naree génnee foofu du rek génnee ñu yóbbu ñu feneen mais aussi li ñu jot a avancé li ñu fa jot a liggéey yépp dina xaw a metti et que li ñu war a jàpp aussi mooy 10 hectares bàyyi nañ ko ci côté boobu pour waa Dougar yi pour rek nekk ci jàmm loolu moo tax ñu bàyyi 10 hectares yi. direction générale Peacock nee na amul benn jafe-jafe ci pàcc bu njëkk bi nga xam ni jaay nañ ci lu ëpp junniy kër dañoo dem nag ba léegi foofu am valeur tax nit ñi nag bëgg a nangu li des ci suuf si am na ci ñoo xam ne sax jot nañoo jaay suuf soosu nga xam ne Peacock moo ko moom ay nit. li gën a indi problème bi mooy ñi nga xam ne dañoo jaay ak ñeneen ñi nga xam ne duñu waa village bi donc tey boo jaayee kooku dafay bëgg a ñëw di jël mu ñëw gis keneen benn promoteur buy ñëw di tabax di avancer. dafay jaaxle dina ñëw laajte la soit ay kayitam wala mu laajte la xaalisam et leneen problème bi mooy dañuy dem domaine pour jéem a am kayit domaine ne leen fi mënu leen fi am kayit parce que turu Peacock moo nekk ci suuf si. direction générale bi nag nee na pare na fi mu ne nii ngir jàppale leen ci li entreprise war a def te gox ba mu nekk ngir taxawu leen muy responsabilité sociétale d'entreprise waaye nag ñiy jóg di xeex fi mu ne nii ñoo ni loolu moom fasuñ ko yéene dégg jamono bi jërëjëf Makumba entreprise yeneen usines yi di Takamul Food ak Simat fan yi ci ginnaaw lakk yu métti fa am yàq fa lu bëree bëri daanaka ci lu kilifa gi ñu dénk wàllu développement industriel ak petite moyenne entreprise xayma ci juróomi milliards wala lu ko ëpp moom ministre Moustapha Diop ba nga fa woon digg na ak taxawu jëmee ci ñoom ñu teewlu monsieur le ministre Moustapha Diop ak Abdou Diouf Diagne. tey dañu ñëw fii pour seet si ñaari usines yi nga xam ne dañu lakk tey depuis le 24 mai. À 10 heures muy usine Takamul Food ak usine Simat gis nañ ne pratiquement usine bi dafa lakk ba jeex tàkk bien vrai que ñu sant yàlla ba nga xam ne benn bakkan waddu ci mais dégâts yi romb na fu mu ko foogul parce que pratiquement lu tolloog 5 milliards ba 5 milliards 450 dem 6 milliards yàqu na fi boo dee xool tey usines yi ñu ngi employé lu tolloog pratiquement 200 personnes donc tey gouvernement bi nekk ci perspective bu création massive d'emploi donc duñu mën a seetaan usine bi nga xam ne ñu ngi doon liggéey loolu mat 200 personnes ñuy tëj loolu donc dinañ ci xeex rendre compte son excellence le président Macky Sall ba nga xam ne moo mën a jël jox ay directives ñu mën a defaraat usine yi ba ndaw ñi fi nekkoon ci liggéey mën a liggéeyaat lépp doxal donc économie bi dox suñu tissu industriel gën a mën a danse. lycée technique ak professionnel bu Sandiara liggéey bi ñeel boobu lycée gi yeexte gi ci waral ministre emploi ak formation professionnelle sàkku ci entrepreneur bi ak baral muy Mbaye Faye ak entreprise am jox na leen délai yeneen Abdou Rahman Diallo. yéexteef yu ñu nemmeeku ci liggéeyu lycée professionnel technique bu Sandiara doon na li nga xam ni neexul Dame Diop li ni mel sax a tax mu sant liggéeykat yi ak entreprise bi ñu yeggali liggéey balaa weeru décembre bi ñu jëm moom mooy jëwriñ bu yor wàllum formation professionnelle.
wax nañ ak partie yëpp maîtrise d'ouvrage bi délégué maître d'œuvre ak entreprise bi ak ñun ministère que incha allahu rabbi décembre lañ bëgg lycée bi pare ñu mën ko jébbal population yi. entreprise wax nañ maîtrise d'ouvrage délégué bi ASEBEP que mu def fii équipe boo xam ni 24 heures sur 24 la nekk moo ko ak maître d'œuvre bi ñu mën a superviser travaux yi nga xam ne moom la entreprise bi def. ultimatum boobu nag du bu njëkk ndax chantier bi am na lu jege juróom-ñeenti at waaye bii pa entreprise bi xamle na ni dina respecter délai yi. Pape Sy mooy directeur technique entreprise CSPT. fii ba décembre lañ ñu jox le ministre bi jël engagement pour jeexal travaux yi. fii ba décembre boo xoolee bâtiment yi bu ci nekk am na fu mu toll am na fu ñu bëgg mu yegg fii ak décembre incha allah bu ku nekk defee li nga war a def yem ci def li nga war a def incha allah délai yi ñu wax ak engagement ñun yu ñuy jël si suñu wàll ci si suñu wareef dinañ ko def incha allah. ci fàttali xeer bu njëkk lycée professionnel et technique bu Sandiara ñu ngi koy amal ci weeru mai 2012 liggéey yi ñu tàmbalee ko ci atum 2013 te buñ ko xaymaa lépp juróom-ñetti milliards la lycée boobu mën naa jël lu toll ak ñeenti junni ak juróomi téeméer ba ci juróomi junni ndongo. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane ñi am bac arabe mën nañ def léegi concours bu dugg ci école bi di ENA école nationale d'administration mbindu mi tàmbali na démb benn fan ci weeru juin ci internet gi leen koy jaarale pay gi na ko noonu leeral li njiital école bi di Cheikh Awa Balla Fall directeur bu école nationale d'administration ak Makumba Bey. daaw li tax comme ni nga ko waxee defuñu woon concours yi nii jamono ju bindoo woon ak mbas mi moo tax bëgguñu woon organiser concours ndax concours bi li muy indi ci ay candidats danoo bare ba nga xam ne moo tax dajaloo bi da doon indi ay risques yoo xam ne bëgguñu ko woon a jël moo tax ñu waxtaanoon ci ba jàpp ne dañuy xaar ba ren bu yëf yi tane ñu mun koo organiser ndax concours boo xam ne mun na yóbbu ba ci lu mot ay 35,000 candidats boo koy def da ngaa war a xam bu baax ngay def moo tax ren nag comme yu bari dugg na fi am na vaccination yi xalaat nañ ne mbas mi dellu na gannaaw ba état d'urgence sanitaire bi indi nañ ko moo tax ñu ne nañ ko organiser ndax gune yaa ngi koy xaar te am na ñoo xam ne bu ñu koy xaar seen at ay ëpp te ñoo ngi leen pénaliser moo tax ñu ko def jël mesures yi nga xam ne yëpp war nañ ko jël ba mun a organiser conditions yi nga xam ne moom lañ ko bëggee te ñëpp yàlla mun leen a musul ñu def seen concours ci jàmm. inscription yi nu muy demee. inscription yi liñ ci jublu ren ji mooy ñu dugal ci d'abord ñoo xam ne seen xalaat ci concours bi mosuñu ko cee def président décidé ne ci nga xam ne ñooy dugg ci école bi arabisants yi dinañ ci bokk ci foo xam ne mosuñu leen faa seenu mooy ci section diplomatie bi jëm ci wàllu chancelier loolu lu bees lu donc mooy gune nga xam ne am nañu bac arabe ren am nañu possibilité def concours ENA pour dugg ci section diplomatie loolu jar naa wax yépp ci en ligne lay doon kon bi ñu am ak ADIE ci la foo mën a ne mën ngaa bindu ca fa nga dëkk boo amee accès ci internet. léegi am na ñu bindu woon daaw waroon na def concours bi amul. daaw ubbi woon ko bañ xamee ne mën ñu ko danoo waxtaan bàyyi ko moo ko noonu ñu koy organiser loo xam ne duñu mën a fekk ñëpp ci feebar bi kenn doon jotontoo na comme la ko waxee daaw rek doon bindu parce que bëggu ñun duggal ci yaakaar joo xam ne duñ ko mën a yeggale pour cycle A dina commencer le 29 août tey jii la ñu tàmbali inscription yi pour cycle B dinañ commencer le 22 août test psychotechnique ci nga xam ne mooy concours bi. sport gi Cheikh Tidiane Diagne sëñ Cheikh ñu ngi lay nuyu baax. maa ngi lay fay Alaaji Assane Gueye daal di ko doo rek wàllu lamb ak promoteur bi di Gaston Mbengue daal di taxawal ñaari combat ni ki démb benn bi moo di diggante ki nga xamante ni moo di Bombardier ak kii di Eumeu Sène si fàttali nag Eumeu Sène moom daanoon na Bombardier ci atum 2018 ba ca des nag ci diggante Eumeu Sène la ak Balla Gaye numéro 2 fàttali nag ki nga xam ne moo di Balla Gaye ñàkkoon na ñaari yoon ci diggante mag kii di Eumeu Sène ci atum 2009 ak atum 2019 bu loolu weesoo waxtaane équipe nationale bu Sénégal di waajal jongante xarito ñaar bu njëkk ba juróomi fan plutôt ci weeru juin ca Stade Lat Dior suñu digg ak ñi di waa Zambie geneen nga juróom-ñetti fan ba tey ci weeru juin ca Stade Lat Dior bu Thiès ci yoon googule sax ñi nga xam ñoo di suñu gaynde yi daal ñu ngi ab regroupement boobu léegi di waajal mbir mi ni ki démb nag gannaaw séance d'entraînement bi nga xamante ni daal jot nañu ko def ki nga xamante ni moo di sélectionneur national bi di Aliou Cissé am na ay kàddu yu mu jot a yëkkati ñu def ko ci micro Cheikh Anta Diop. Ça a été une séance. nekkoon na séance bu am solo boo xam ne ni lañ ca def bari na lool maanaam dañ ko mixé door ak ab échauffement bu fukk jàpp fukk ak juróom ci ay minutes ba jógee ci loolu ñu jàll ci concentration ci objectif bi maanaam fexe ba tëj lii di intervalle yi waaye tamit naka la ñuy def ba conserver maanaam téye li nga xam ni moom moo di bal bi ngir mën a dem ca kanam ñetteelu ko pàcc bi nekkoon na ab liggéey tactique maanaam jéem a contrôler lii di profondeur yi loolu nag sukkandiku ci suñu bâche de jeu jeexale ak benn séance boo xam ne nii séance finition la naka la ñuy def ngir dugali but ndax dugal ni but daf ci am solo lool ngir mën a gagner ndax war nañu
ñu mën a dugal ay but yu bëree bëri ñii nga xam ni ñoom ñoo di gone yi yàgg nañu def lu ni mel te xam nañu nu ñuy marqué ay but. Cet après-midi, vous avez vu, il y a eu quand même pas mal de buts. ci équipe nationale googule ki di seen góol moo di Edouard Mendy moom nga xam te ne ni ki week-end bay passé la daal di gagné lii di Ligue des Champions ànd sa équipe mi nga xam te ne moo di Chelsea moom sax Aliou Cissé am na ay kàddu yi nga xam te daal yëkkati na ko jëmale ko ci Edouard Mendy ak itam jaar-jaaram mu gis ni daal lii daal lu jéggi dayoo la ñu déglu ko ba tey Aliou Cissé. C'est juste extraordinaire quand on sait. lu am solo la bu ñu xamee jaar-jaaru gone gi ak combat yi nga xam ni def na ko yépp tey jii nekk na champion loolu day wane que ci àdduna daal góorgóorlu rek moo am solo ngir mën a yegg fa nga bëgg am ngëm-ngëm gi te liggéey rek. Je souhaitais vraiment tey pour qu'il continue aussi. voilà ñu daal di wax ba tey ci wàllu football ak kii di Carlo Ancelotti moom nag moom moo di entraîneur bu bees bu Real Madrid ci diirub ñetti at la daal di xaatim daal di fa wut ki nga xam te ne daal moo di Zinedine Zidane moom mi nga xam te ne moom moo tekki loon ndombal tànkam ni ki fan yële weesu gisul woon boppam ci doxalin nga xam te ni moom la ñuy doxalee équipe bi di Real Madrid. Carlo Ancelotti nag fàttali moom jotoon na jaar ci Real Madrid ci atum 2013 jàpp atum 2015 jotoon a gagné sax li nga xam moo di Ligue des Champions ci atum 2014 na ma ko waxee nag moom dina daal di kon bokk wutu ki di Zinedine Zidane ci di rupp ñetteel Alaaji Assane lii moo fi gënoon a fës ci xibaar tàggat yaram. ñu ngi lay gërëm sëñ Cheikh dalal ci wàllu culture di wàllu aada soxna Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi. aada ngir gën a dëgëral diggante Sénégal ak Gambie gëm-gëm la boo xamante ne tukkee na ci kilifawu ñaari réew yi loolee waral ministre porte-parole du gouvernement du Sénégal di rafetlu bu baax a baax organisation festival Ñumi Badia bu Toubacouta. Aminata Goudiaby moo ñu fa teewaloon. xeeti xumute yu bëri gis nañ ko lu tollook ñetti fan ci commune bu Toubacouta ak li ko wër jàmbadong bu soose yi ngoyaan bu Saalum ak itam ngel bu séeréer yi juróomi at a ngi nii nag Sénégal ak Gambie di organiser festival bu ni mel Khassimou Cissé moom mooy directeur de la culture bu Gambie. aada ak cosaan mun naa dimbale diggante Gambie ak Sénégal gën a ratax. lu ëpp fanweeri artiste sénégalais ak ay Gambiens ñëw nañ foofu ca festival ba wane fa seen bopp ki nga xam ne nag moom moo yor kàddu gouvernement bi te itam di ministre des collectivités territorial rafetlu na li ñu organiser activité bu ni mel moom Omar Gueye nag ni xeetu xew-xew yu ni mel day wane ni rek Sénégal ak Gambie daanaka benn lañu. festival bi am na njariñ dafay boole Gambie ak Sénégal ñaari dëkk la wante benn peuple la moo tax liñ fi gis dal na suñu xel. aada ak cosaan nag dafa ànd loolu ak tourisme festival Ñumi Badia bi firndeel na ko maire bu Toubacouta nee na bokk na ci li nga xam ni moom mooy gën a développé tourisme bi foofee ci commune bu Toubacouta Pape Seydou Dianko moom mooy maire bu Toubacouta. ce festival bi une semaine avant da ngay gis hôtel yëpp dañuy fees ak ay réservations te Toubacouta a presque 3 grands hôtels et presque 19 campements et des résidences loolu bu amee ci dëkk dafay andi koom-koom. at mu jot nag daanaka limu nit ñi nga xam ne ñoom ñooy teew ci festival bu ni mel day gën di yokku ñi nga xam ne nag ñoom ñoo koy organiser ne dañoo bëgg mu nekk festival bi gën a mag ci Sénégal bi. jamono yooyu centre culturel régional bu Fatick mu ngi dalal ab formation bu ñu jégleel acteurs culturels yu Fatick ak yu Kaffrine ñu leen di tàggat nag ci anam yu ñu war a gérer ab projet culturel dañ ci déglu kaddu seen formateur di Abdoul Aziz Kane nekk consultant senior. am na ay financement yoo xam ne ministère de la culture ak fonds de développement culture urbaine daf ko jagleel acteurs culturels yi waaye nag ressources yooyu mënuñu cee jot ku dul ñu bind ay projets yoo xam ne dafa mucc ayib yoo xam ne dina mën a tontu ci li nga xam ne mooy condition yi nga xam ne moom la fonds bi exigé pour que financement yi acteurs culturels yi jot ci programme la boo xam ne duñ ko jagleel acteurs culturels yi nekk ci Sénégal yëpp mais ñu jagleel ko surtout ñi nga xam ne ñoo nekk ci région yi parce que yaakaar nañ ne ñoom it li nga xam ne moom la Dakar yelloo projet yi mais noonu la jeunes yi nga xam ne aussi ñi ngi ci yeneen régions yi tamit ñoom ñu yelloo parce que développement bi dafa war a nekk de manière équitable. jaajëfal bu baax a baax Aminata Goudiaby mi réalisé chronique culture bi di leen jaajëfal mbokk yi ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Touba ca kanam Savona Marseille créole Kenkeyri AAD Abdou Alima Diop seen gamme Opalia
ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf kaso bu camp pénal jommi nañu Les Échos nañu Baye Modou Fall di Boy Djiné moo leen jommal ginnaaw ba mu évadé keroog ca kaso camp pénal dogal bi kilifa yi gàlloo kaso réew mi njëkk a jël moo di dàq Baye Alé Konté ma jiite woon kaso bu camp pénal. Ministre de la justice garde des sceaux moo jël dogal ba démb journal Les Échos dolli ñu ci ne ku ñu naan inspecteur Omar Diop moo ko fa wuutu moom inspecteur Omar Diop ba fii moo ne woon directeur ressources humaines bu direction administration pénitentiaire leneen li journal bi dolli ci yëf yi moo di nee nañu enquête bi ñu def ngir xam ana ci yenn anam la Boy Djiné évadé woo enquête boobee fa ñu ko gën a jëmale moo di ndax du ci biir kaso bi la ñu ko dimbalee ba mu génn source waa nañu moom Boy Djiné rëccam gu mujj gi bari na ay lees waxul ci am yoo xam ne même ñi mas a liggéey ci kaso sax yëf yi da leen a ëlëm bi ci njëkk moo di quartier haute sécurité nan la mën a amee palanteer bu ubbeekoo ci mbedd ba Boy Djiné di ca mën a yooru buum di wàcc ndax quartier haute sécurité détenu ba ñu fa yóbbu sax bu ñu ko génnewoon ab cellule am waruta mën a gis asamaan si ñaareel bi di garde ba fa newoon ci lan la newoon ba Boy Djiné romb ko fa évadé te yëgu ko moom Michael Scofield bu Sénégal di Boy Djiné La Tribune mi ngi ñuy wax plan ak pexe yi muy faral di évadé woo bu fu ñu ko tëyee mu dem yoonam Lat Grand Ndiaye di agent gémi bi ab wata mbëkkoon ci contrôle routier ci diwaanu Tëngéej ba mu faatu journal Libération xëy na ay xibaar yu yéeme yu mu jële ci enquête ba ñu cay def ci la ñu xamee ne xale bi doon dawal oto bi mbëkk gémi bi moom xale boobee góor la amutoon permis Mamadou Diop la tudd élève la buy def première fukkeet ak juróom-ñeent la am leneen li leen feeñal ba tax enquêteurs yi dox ba yegg ci ñoom moo di ci ñoom xale yi newoon ci oto bi daf ci am keneen ku ñu naan Mansour Diop dép élève seconde ay cahier de cours am la fàtte woon ci wata bi cahier yooyee bokk na ci li gaañu topp ba yegg ci ñoom wata bi ñu yoroon ba mbëkk ci gémi bi Libé mi ngi ñuy xamal ne ab BMW la enquête ba moo feeñal ne CMC ba baaxul contrat de location ba baaxul yépp ay faux lañu ki leen luye woon wata bi di Cheikh Tidiane Dieng ak transitaire yi génnee wata bi ñu naan leen Seydou Koné ak Pape Demba Wade Libé nee nañu ñoom it yoon téye na leen ñu téye xët mu njëkk L'Observateur xooli fa beneen xibaar bu yéeme benn tubaab bu jigéen buy war a toll ci ñaar fukkeet ak juróom-ñaar yéenekaay bi nee nañu moom la ñu fekk mu faatu ca Tivaouane Peulh ba ñu sànni ko ca filao ya fekkee nañu ko ak ay gaañu-gaañu yu bari ci bopp bi ay gaañu-gaañu ci loxo yi ak it ay gaañu-gaañu ci wet gi xibaar boobet mi ngi ci xët mu njëkku La Tribune Seydou Gueye mi ngi ci xët mu njëkku Vox Populi ay tontu la fay indi jëmee ko ci wujji Macky Sall yi ŋàññi ak di nga tournée économique bi muy def ministre porte-parole coordonnateur communication bu présidence de la République xamle fa ne saafonte gi ñu gis ci diggante président Macky Sall ak askan wi dafay wane ne nit ñi kuy liggéey la ñuy àndal Seydou Gueye ne sagar yu xonq di brassard rouge yu ñu ne moom la ñu teeroo président Macky Sall ca Koumpentoum ba mu fa jaare sagar yu weex yi ñu ko génneel ba mu dëppee jaaraat fa fay na ko honorable député Fanta Sall bu Koungheul feelu Seydou Gueye ci Vox Populi député Fanta Sall la Lion du Bambouk mi ngi leeral ci journal bi ne xeexoo xiiroo ŋaayoo yi am ca Koungheul keroog ba fa président Macky Sall ñëwee loolee jógewul ci opposition bi jógewul it ci askan wu mere président Macky Sall ni ñu koy waxee waa APR ci seen biir ñoo doon xeexoo ak di xiiroo ko ŋaayoo député Koungheul bi def lu rëy ci mobilisation keroog bi ne ay nit yu mënut a nangu loolee ñoo jël yeneen i nit xambu leen ngir ñu xajamal seenub liggéey ci nganuk président gi président national di Macky Sall ci Soleil national ubbil yéenekaay bi ay rapport ba ñuy def ca kawoon askan wi am lu ñu yàqule ca chantier yi journal bi mi ngi ñuy xamal ne impensé dinañ leen fay semaine bii di ñëw ñu ñëw ci élection locale yi ñëw La Tribune bind na ne Benno gi président Macky Sall bëgg ci waa Benno Bokk Yaakaar ba tax mu wax ko di sàkku ci militant yépp ñu demee liste Benno Bokk Yaakaar yi loolu yéenekaay bi nee nañu du yomb ndax bari na ñoo xam ne seen bëgg-bëgg moo di doon maire ca gox ba ñu dëkk Macky Sall bu réglé loole bu nuppi Sud Quotidien mi ngi ñuy xamal ne am na leneen lu koy xaar mu di recommandation yi nga xam ne mission d'audit fichier électoral 2021 gi def na ko mu di indi ay jooyandi ci rëq-rëq yi am ci fichier bi yéenekaay bi dañu ñi fara ci société civile gi ci réew mi ñoo ngi sàkku ci état bi mu jublu ci loolu jëmbat ci te nu mu gën a gaawe L'Observateur nañu société civile gi yamuñu foofee ni lu jëm ci ciiru falu dara ci réew mi ñu xañ Khalifa Sall ndax am lante gu mu am lante ak yoon mbir moomee société civile gi nee nañu dañuy jóg gàddu xeex bi xeexal ko Khalifa Sall ku tudd xeex sam xel dem ci lamb nañu dem ci sunu lamb le Don King de l'arène di Gaston Mbengue journal bi nee nañu tojati na fi taxawal na ay revanche yu amateur yi yàkkamti woon Triple S doomi Double Less di Balla Gaye 2 Eumeu Sène borom tay shinga combat boobee Gaston Mbengue taxawal na ko Bombardier Eumeu Sène Gaston Mbengue tëgg na ko Touba ca kanam savon